nag El Hadj moom mooy bëri na ay projet ak i programme yoo xam ne tàmbali woon nañ ko fi ne loolu pour ñëw saafaral mbir moom la ca jamonoy Ablaye Wade déggoon nga fi projet quinquennal boobu programme quinquennal boobu fi amoon chaque année 20 milliards pendant 5 ans muy 100 milliards yoo xam ne dañ waxoon dañ koy def ci biir Touba ngir far lépp lu jëm ci wàllu assainissement boobu waaye gis nga fa mujjee France demut benn 20 milliards lañ ci mës a génnee defaree ko ay tali yi si des kii bi mbirum assainissement bi jotu cee laal mooy volet assainissement bi jotu cee laal lu tuuti la ci jot a laal te la ci jot a am sax sëñ Saliou moo ko fi njëkk moom moo ko fi jotoon a def ñu jógeeti ci loolu ñëwaat ci beneen projet boo xam ne bi Macky Sall ñëwee la président Macky Sall ñëwee lañ ko sumboon ba ki nga xam ne sax moom mooy sëñ Sidi Makhtar yaa rahmatullahi alayhi jotoon na cee dugal xaalisam waroon a nekk 7 milliards ñu démarré ko n'est-ce pas waaye booba it France tuuti lañ ci jot a def bàyyi ñàkkul nag luñ ci def mais tuuti lañ ci jot a def te tuuti boobu waroon nañ toll wax heure bii ñuy wax def nañ ci mat na wala pare na mais daal li tax daal projet yooyu yëpp alaaji su tàmbalee du yegg loolu daal moo jaaxal daal waaw mooy jaaxal gars yi daal waaw muy bi ci mujj nag moom mooy bu barki démb bi nga xamee ne Gagny Sakho mi nga xam ne moom mooy directeur ONAS ñëw na fi ànd ak kii hydraulique pour ñu continuer projet boo xam ne tegoon nañ xeer bi depuis 2018 ñu waroon koo yeggali loolu mu doy waar mu nekk lu doy waar loo xam ne la ca jot a màcc ci ay wax la ca jot a bàyyeekoo ci ay wax jot nga ko dégg moo waral sax loolu mooy prétexte bi nga xam ne moo waral tey ñu def émission boobule sëñ Bass bi nga xam ne mooy aji ki yore kaddu xalif bi dégg ngeen wax yi ñu fi wax mu doon ay lu jaaxal nit ñi projet boo xam ne nee na ñëw na ci biir dëkk bi ñoom nee nañ yëguñ en tant que kilifa ñoo mooy bénéficiaires yi xalif bi yëgul moom yëgul mairie bi yëgul tey na waar waaw ci foofu la ñuy tàmbale wala ci assainissement bi foofu la ñuy tàmbale yëpp lépp kii la rek voilà daane la quoi voilà merci Ablaye da nga doon tënk wàllu assainissement bi lu am solo la comme ni nga ko waxee rek Touba dafa nekk benn dëkk boo xam ne en termes démographiques c'est la deuxième ville en termes économiques aussi bon mën nañu wax sur le plan commercial c'est la deuxième ville tout à fait voilà donc kon nekk na dëkk boo xam ne bu am solo la léegi nag assainissement moom aussi il faut nit ñi xam ne que assainissement aussi du lu yomb progressivement nga koy def wax nga ko sëñ Saliou moo amoon na mëbët bi bu am lu mu ci jotoon def Abdoulaye Wade ñëw am lu mu ci def loo xam ne bëriwul peut-être mais Macky Sall quand même def na ci lu bëri mais des na aussi ba tey waaw des na parce que bi mu ñëwee non en fait c'est on dit tout simplement la vérité parce que bi mu ñëwee côté ñaari étage ak daloo central bi yóbbu ndox mi fële Kër Ñang ba yoon boobu kiiwatul loolu Macky Sall moo ko fi def il faut lui reconnaître ça non loolu am benn problème ay Daaru Xuddoos ak foofu yëpp nga xam ne demoon nañ ba màggal Daaru Xuddoos ñëw ñuy kaas sax gas yi gasoon foofu ndax da leen di perturber donc kon ça veut dire que am na lu ñu fa def mais terewul nag les zones non édificantes muy zone marécageuses yi les zones marécageuses nga xam ne dafa am ay parce que daloo bi ñu def ci yoonu Kër Ñang bi nit mënoon na cee dox man bi ñu koy gas fi la ma fekk yow mi gis nga ko nit da doon dox ci biir donc foofu dox mënu fa taxaw mu ñëw ba garage ba ancien garage mais nag li ko dalee nag ci yeneen zone yi nga xam ne réseau boobu àggu fa ñooñu ñoo am problème mooy ay Ndaamaatu ay Kër Ñang ak yeneen quartier yoo xam ne ay nit dañoo ñëw peut-être bi ñu wootee Touba ñëpp daw riir wut si ñu dëkk ci ay zones yoo xam ne c'était pas des zones habitables loolu mooy problème bi léegi nag mais assainissement pour moom il faut que ay tëli am donc nguur gi dafa war a def des efforts de construction de route parce que Abdoulaye Wade réseau d'assainissement yi mu defoon dafa àndoon ak ay tëli daf leen ko waxoon sax daf leen ne mënuma def assainissement bu amul tëli maa ngi son beeg image yi dinaa defar ay tëli yoo xam ne day ànd ak ay puisard maanaam ay teen yu ndaw yoo xam ne dañ ci def ay xeer muy manque ndox mi mais loolu xam nga c'est pas suffisant bi ñu ñëwee nag nga xam ne projet boobu c'était abandonné Macky Sall quand même a repris dafa am na lu mu def ci kii bi ci assainissement mais c'est pas suffisant ba léegi zone yooyu dañu am problème loolu moo andi lii ñu ñëw nag andiwaat comme li nga wax ni le problème des eaux maintenant ndoxu fosse yi mooy projet bii ngay wax bi fi andi woon directeur ONAS démb mooy évacuation des eaux usées nga xam ne fosse dootul am ci Touba ci yenn quartiers yi te donc c'était prévu pour 3 quartiers pour ñetti quartiers la woon Touba Mosquée
Daaru Minam ak Guy Mbind. ñetti quartier yooyu la woon ñu dem ba ci biir bon ñoom ñu ne dañu peut-être bëgg ñu yokk ko ci yeneen quartier ak yooyu léegi ñu ne leen mën nga dem. ñu ne leen léegi xam naa peut-être projet bi liñ ci waajaloon ci xaalis xëy na tollawul ak loolu. donc kon yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne lu fi am la avant mais ce qui est important Ablaye. mooy projet bu mujj bu démb bii parce que kooku aussi comme ñun dañuy leeral. il faut ñuy jox population bi la bonne information. oui parce que nit ñi parfois dañuy topp li ñuy wax la spirale du silence. ñëpp ànd jëm nii rek. nga ne noonu la te fekk ñun lépp daf ñu fay fekk. projet bi ñi ngi ko lancé dama lay jox date. le 24 septembre 2018. tout à fait dañ ko lancé. bi ñu koy lancé kii ñu doon xas démb foofu. photo yi mu ànd xalif baa ngi nii. mooy kii waaw bi mu koy expliquer projet bi mi ngi nii. kon xam nga xalif bi yëg na ko. c'est ça la réalité aussi il faut ñu wax ko nit ñi. mi ngi nii yow yaa ngi ko gis sa kilifa yi yëg nañ ko. kilifa yi yëg nañ ko. waaw boo ko defee ci kii bi. waaw non mi ngi nii. vidéo bi. waaw mi ngi nii c'est très clair. boo demee di yëg nañ ko mi ngi nii yor document yi di waxtaan ak xalif bi di ko expliquer kon xalif na pëpp mënoo ñëw projet bu tolloon nga di ko def Touba te xalif bi yëgu ko. loolu man bi ma ko déggee je me suis posé des questions c'est ça la réalité aussi il faut qu'on le dise. ñaareel bi ci des mooy mairie bi ñu wax ne yëguñ ko yëg nañ ko. mën naa laa tegal léegi benn vidéo boo xam ne. non vidéo moom du ko jaar waaw mais mën naa laa tegal ay wax ya fa. laat ka waxoon ba ñu koy ba ñuy lancer projet bi fii keroog da doon taw sax. jour boobu. presque daaw heure bii la woon septembre la woon daanaka soriwuloon kii. 18 at ak genn wàll. voilà justement donc jour boobu da doon taw. kilifa yëpp a ngi foon keroog sëñ Bass Porokhane. moo fa teewal xalif général. des Mourides mooy la lii nga xam ko tey. keroog également ministre Mansour Faye moo yoroon hydraulique ak assainissement moom moo ko teewe woon am na ay kàddu yu mu fa yëkkati woon. donc bu ko jaree sax yooyu mën nañ leen ko tegal après parce que soxla woon nañ am na ku waroon a dugg si pour am lu mu leeral. mais malheureusement mujjul dugg si. donc kon projet bi. xalif bi yëg na ko. il a bel et bien kii léegi nag leneen li ci des mooy comme projet pour Touba la. man dama jàpp ne projet bu toll noonu bu am nii nguur bu di ko def. am ay entreprise am ay fonctionnaires yor ko di ko gérer. ils n'ont de compte à rendre à personne. ñu dañuy ñëw commencer seen liggéey. parce que yow du affaire bi du université bi du liggéeyu jumaa ji du leneen yow yilifoo leen xam nga yilifoo leen donc ñu amuñ pour rendre le compte mën nañ la nag di la informer pour par exemple par respect. ak par kii mais yow doo maître d'ouvrage doo maître d'œuvre c'est l'État du Sénégal moom moo ko fi def pour le compte de Touba donc kon c'est l'État moom dañuy rendre compte l'État mais mën nañ bañ a rendre buñ toogee nag ba mu yàgg mën nañ ñëw peut-être rendre compte le xalif rendre compte la communauté bu leen naxee ne leen projet bi fii la toll liggéey bi fii la toll mais aussi nous avons un devoir de rétablissement de la vérité. Et c'est ça noonu la demee parce que ñun aussi ay journalistes lañ bu fekkente ne benn affaire am na population bi naan. Touba yëguñu projet beeg kii dañ leen di wax ne carrément que Touba yëg na ko. c'est ça la mais affaire yaa ngi. dëgg la loolu El Hadj. waaw voilà loolu donc moo tax te beneen affaire bi ci des. man loolu fa am noonu seen boobu fa am noonu dem. man vraiment rafetlu mu ko. xam na moo tax. gis nga maanaam dafa doomu aadama kenn du ko toroxal. waaw dafa ku mut doon dafa juyoo sax ak teraanga. voilà justement parce que fii da wax yedd nañ fi ku ne fii. yedd nañ fi ku ne. Touba gi mais musuñu yedd nit ci mbooloo ñun dañ daan toog rek nit woon nañu bi yéen de ma fii am na ñaari ministres yoo xam taw Ablaye Wade yedd nañ leen fii yedd yu métti ci biir néegu Alaaji Baara mais ay nit ñooy génn après jox ko presse bi mais yedd nit ci mbooloo bañ ko defee gis nga Sidy Lamine bañ ko defee dama lay nettali benn anecdote comme benn année fii Sidy Lamine bi mu defee marche 19 mars booba mu woote fii ne day ñëw rendre si compte sëñ Sidi Maxtaar nguur ga woon Ablaye Wade dégg ko jiitu ko fii def ay blocage maa keroog maag Sidi ñoo ànd ci otoom dama lay nettali rek maag Sidi ñoo ànd ci otoom ñëw ba Kër Nganda bi ñu ñëwee tàkkusaan lañ fa agsi sëñ bi julli pare gars yi fermé porte yëpp ñu dogandu ñu kar ñu yóbbu ñu ci àll bu fële
bon xëy na ka ko def comme nekkatu fi du ma ci wax mais la mu wax Sidi ba mu ko waxee immédiatement Sidi dafa wax ba pare mu wax ko loo wax joo xam ne immédiatement Sidi dafa répliquer jëlaat parole. répliquer am na bi ñu génnee ma ne ko waaye président yow li nga waxee nii mu ne ma El Modou mu ne dama lay jàngal àdduna. bu ñu la toroxaloon ci kanamu yonent bi ripostel leeral ko. bu ñu xottee sa worma ci kanamu yonent bi. da nga koy leeral. boobu ëllëgee nit ñi duñu am jiixi jaaxa ci yow donc moo tax ma ne vraiment man scène boobu bi ma ko gisee ça ne m'a pas man neexuma daal. parce que soo amee un note bu ñëw boo xam ne daf lay andil ay kii moi je pense que mën nga ko yedd ci biir néeg wax ko ne ko lii ak lii. d'autant plus que il n'a pas l'obligation de se rendre compte. tout à fait. voilà man loolu laa lu may wax ci loolu. mais li ci gën a doy waar sax El Hadj moom mooy ci biir waxam moom Cheikh Bass. loolu nga wax noonu moom wax na ko ba pare. moom nee na kilifa normalement boo xam ne heure boo ko bëggee gis ko heure boo bëggee wax ak moom jarul nga koy wax nga koy yedd ci mbedd. jarut par exemple ngay wax ak moom ci rajo yi. ne moom loolu la def démb kilifa gi moom nee na mën naa gisee ak moom xaritam la. waaw lu tax mu ñëw démb ci wetu rajo yi dem di. absolument yedd ci biir rajo. c'est ça la réalité. benn incohérence ak kii bu mu am contradiction bu xaw a am loolu ci taxawaayam en tant que kilifa ci wàllu woowu. te Touba it dañ leen xamee teraanga ñoom loolu lañ wax gan gu fi ñëw ak koo mën a mel ak foo mën a jógee boo ñëwee dañ lay teral. rawatina nag gan goo xam ne dafa ñëw indi la teraanga. ñëw ne la lii dama ko indi pour defal ko ci dëkk bu mag bi te ki nga koy defal du kenn ku sëñ Touba lañ koy defal yow nga yore kàddu sëñ Touba ak nu mu mën di demee ala kulli aali balaa muy ñibbi am nga woon nga possibilité toog ak moom ci biir néeg yedd ko doog a wax ak moom ci biti waaye noonu mu defee démb neewuñ jaadu parce que mag moom mag buur la comme ni ñu koy waxee waaye du tee nag jàngat bi nga xam ne moom lañ ci jàngat mooy loolu te jàngat bi du lenn lu dul xëy na li tax mu def loolu parce que nekkul di ko Cheikh Bass. wax dëgg fa yàlla amul habitude bi di ko def. su ko defee démb day jaaxal nit ñi. te bi ñu defee yenn investigation yi saytu xool ñu bëri rafetlu wuñ ko loolu dañ koy wax ci kaw. moo ne nag diw ak diw waaye ñu bëri rafetlu ni ñu defee démb ci gan goo xam ne daf la indi teraanga moo xam fu mu mën di jóge ak ku mu mën di doon nit ak lu mu la mën di indi teraanga la Touba loolu la baaxoo kon noonu la demee d'autant plus que nag. liñ ne moom mairie bi yëgu ko kilifa yi yëgu ko te loolu dafay yàqal ki nga xam ne moom moo leen yónni dafa am leneen lu muy niru. mooy entreprise bi nga xam ne da koy liggéey nee na moom xamul fu mu jóge gis na ko ci biir dëkk bi rek muy liggéey bu paree jël xaalisam dem yoonam te bëri na ay wax yu bëri yoo xam ne du waxu rajo daal du mënuñ koo wax ci kaw a kaw waaye ñu dafa doy boromam ndax amul lu fi mos a dugg biir Touba te kilifa yi yëguñ ko te loolu dafa yenul sax maanaa di indi nit teraanga dugg ci biir dëkk ba di ko defal xamoo foo koy def yow mairie bi moo fi nekk maître d'œuvre ala kulli haal ku mën di doon maître d'œuvre mairie bi la war a nekk wala xalif bi te xalif bi dafay déléguer ses pouvoirs déléguer ay mbiram mu ngi ko déléguer sur le plan nomenclature ak hiérarchique sëñ Sidi bu sëñ Abdoulaye kooku délégué ko mairie bi lu ñuy def ci Touba mooy maître d'œuvre kon nan nga mën a defarale nit nga ne mairie ba yëgu ko te image yi ak audio yi nga xam ne am nañ ko ca jamono ja ñuy lancé. te aussi mairie bi moo war a joxe bërëb yi. fi ko war a sotti fi ko war a jaar ak yooyu. mooy ça pose problème. donc loolu ça pose problème. xëy na nag mere na ko ci ñi ne ñenn ñi ni ñuy jàngate ak man ñi ma jàngate mën naa am mu mere ko ndax moom wax na ko ci biir waxam xam parce que ku wax feeñ. wax moom heure boo ci waxee rek da ngay feeñ. mooy ne na am na yoon yu jokkoo ak moom. dina ko jël déglu ko waaye bu paree du jëfee la mu wax. pare nga naan waa baax na. da koy wax waaw baax na rek est-ce que merewu ko ci loolu. c'est possible yooyu yëpp mën na nag. waaye nag jarul nag mu naan yëguñ ko kilifa yi yëguñ ko. waaw loolu moo mën da nekk moo maanaam daal moo kiiwul xel daal moo jubul ci xel. ci kuy xalaat. waaw ndax indi projet bu mel noonu 15 milliards xaw ma 27 milliards. dugal ko ci biir dëkk bi 12 milliards la. dugal ko ci biir dëkk bi te waa dëkk ba yëguñ ko rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy ndey mbil gi mooy les bénéficiaires di mairie bi ak le grand pouvoir mooy le grand xalif yëgu ko effectivement yëg na ko ca commencement ba jamono jooju
sëñ Mansour Faye moo nekkoon ministre de l'hydraulique et de l'assainissement ci jamono jooje. cérémonie d'ouverture cérémonie de lancement bi mu ngi ci réseaux sociaux yi ku dem YouTube da nga ko fa gis. ku dem ci yeneen réseau yi da nga ko fa gis mooy médias sociaux yi da nga ko fa gis. voilà kon loolu leer na. mën naa la jox sax détails yi parce que projet bi 12 milliards la yoo xam ne 18,5 kilomètres de réseau. yoo xam ne 1500 branchements ay nit 1500 nit. mën nañ cee branché ay kër yoo xam ne mën nañ cee branché seen i douche nga xam ne ñoom dootuñu am fosse. ndox mi foofu lay jaar voilà. dina am aussi benn station épuration. boo xam ne 50 édicules ñoom ñoo fay nekk. dana am aussi benn station bout de vidange. boo xam ne moom lay àndal def naa ne point de chute bi normalement sax Mbacké la même commune Mbacké. mën na ci bénéficier donc loolu mooy projet bi ñu ngi ko lancé le 24 septembre 2018. mooy lu leer donc loolu il faut ñu kii ko. sëñ Bass Porokhane moom moo fa teewaloon xalif. jël fa kàddu rafetlu liggéey bi. wax ne que projet bu mel nii wax dëgg yàlla ça vient en son heure donc suñ ci wuloon sax mën nañ leen jox les éléments sonores wala jaru ko. mais temps bi noonu temps voilà ok kon c'est bon ñu ngi ci 32e minute 16h32. voilà donc loolu lañ mënoon a wax ci wàllu assainissement bi donte nag am na lu bëri. waaw assainissement bi ba léegi bu heure bu tawee dem beeg dikk bi day am jafe-jafe. day am kon heure bi waroon nañu weesu foofu. au delà des fosses septiques assainissement mooy évacuation des eaux fluviales. xam nga bokk rek évacuation des eaux usées bokkul benn. donc ñaari réseau yu bokkul la volet yoo xam ne bokk ci. bii ay ndoxu fosse la yóbbu bii ay ndoxu taw. bii yóbbu ndoxu taw yi nag mooy dox présentement nii mais dafa nekk à l'état de projet. mais boobu li fi jot a am la ñu wax. waaw boobu dafa des. Sall moo ko si def mais am na lu ci Macky Sall tàmbali mooy 7 milliards yooyu ba muy doog a yéeg en 2012. te sëñ Sidi Makhtar Mbacké yaa rahmatullahi alayhi dugaloon ci 1 milliard. loolu te jamono mbënd yu métti jamono yu mbënd yi la boobu moo doon régler problème ñaari étage Daaru Xuddoos jëm si waaw voilà ak un peu si kër lañ yaatal station d'épuration kii bi nekk foofu voilà yooyu day baax ñu koy leeral nit ñi di ko xam même surtout Daaru Rahman bi extension bi ci projet boobu la bokk tout à fait encore ak aller retour bi parce que tuyau bu njëkk ba ko doon jëlee kër ñang di ko yóbbu foofa tuyau bi dafa mujjoon ndaw ba nga xam ne flux d'eau bi fi doon jaar mënu ko woon ñu yokk diamètre bi loolu jot war nañ ko leeral ci wàllu projet boobu mais doyut nag xaaju da sax boy non mais assainissement même Dakar bi capital sax dañu am problème donc kon dañoo war chaque année ñu ne peut-être affecté nañ tant de ça veut dire que c'est quelque chose de progressif tout à fait mais li koy jiitu te toujours man dama koy wax c'est la construction de route mooy les axes principaux yi nga xam ne parce que réseau d'assainissement boo ko defee fu am suuf sa day ñëw ànd ak taw bu dugg fa sàkk ko du dem donc c'est pas possible une zone marécageuse boo ko assainirul nga def réseau d'assainissement mënul nekk boo ko defee aussi da ngay sonal sa bopp tout à fait sotti donc mu ngi noonu réseau bi daal tàmbali nañ am nañ ci jot di liggéey nii actuellement. voilà léegi nag préciser que loolu pour réseau fluvial la. mais pour réseau fosse septique moom. aajewul ñu koy def fu tëli nekk wala fu tëli nekkul. loolu moom ay kii lay am am na dama fàtte tur bi yooyu lay am. ci foofu la ñuy branché. directement douche yi jóge ci kër yi. day nekk ay genre bon j'ai oublié un peu le nom mais loolu moom jarul ay tëli daal. tout à fait loolu moom jëlul tëli. waaw loolu nag moom lañ lancé woon depuis. moom lañ lancé mooy 12 milliards yi. voilà moo indi woon coow loolu. léegi nag tardement bi aussi lu ko war a tardé. waaw voilà 2018 ba léegi nii. 2018 waroon naa fekk mu pare heure bii nii. léegi waaw mais dafa mel ni centre d'épuration moom avancé na bu Mbacké bi. avancé na waaw boobu moom romb naa fa gis naa. ak bi aussi si la bokkoon. waaw kooku bout de vidange la station bout de vidange la kooku ba léegi sax beneen projet la. boobu mooy pour ñiy jël fosse yi nii. di ko jël di ko yóbbu foofu di ko fa tuuragum en attendant mais bu bii pare yooyu dina xel di dox pour yeneen quartier yi nga xam ne réseau bi àggu fa mais dootul dox ci ñi nga xam ne ñoom force bi day dem directement ci réseau bi tout à fait voilà te loolu moom Touba da ko soxla surtout li wër jumaa ji parce que dañ noonu bëgguñu fu mel ni biir jumaay Touba dégg nañ sax sëñ bi di ko wax dem fu mel ni biir jumaay Touba ñu fa def ay force ak yooyu donc bëgguñu ko woon te d'ailleurs c'est dans les grandes mosquées boo demee ay Arabie Saoudite ak yooyu noonu la sëñ bee ko digle woon tout se fait par réseau d'assainissement tout à fait voilà tout à fait kon El Hadj defe naa mënuñ cee wax ba mu jeex tàkk-tàkk waaye tey foofu lañ ci mën a yem ba beneen waaw lu ci mën di amit luñ ci mën di amit ci leeral dinañ ko indiwaat beneen jëmi jamono incha allah bu ñu fi yàlla bàyyi ñun ñëpp kon ñu jàll ci deuxième bi waaw moom mooy projet installation lampadaire yi yu lampadaire solaire yi foofu it jur na bon du ma wax coow waaye am na jeexi kii bu ci am daal ñàkkal leeral boo xam ne am na ci jax-jax ñuy jaxal bopp nit ñi xelu nit ñi
waaw ñii ne nañ mairie bee ko fi def ñu koy tiitaroo ñoom ñii ne nañ du projet mairie bi projet état la. oui te muy dëgg. waaw projet état la. dëgg la waaw projet boo xam ne la moom depuis 2017 la woon ci jamonoy Thierno Alassane Sall. si lañ ko lancé woon muy 50 000 lampadaires solaires boo xam ne. ba fi Macron ñëwee ba visitam boobu en février si la jëloon décision boobu que ne état bi 88 communes. bu Sénégal tànn nañ ko pour def fa ay éclairage public solaire. pour wàññi li ñu tuddee enveloppe. éclairage public bu yenn communes yi ndax état bi da ci doon fay lu bëri collectivité locale yi dañ ci doon sooxe néewoon ci doole looloo taxoon loolu moo indi woon projet boobu te projet boobu ba muy judd yi indi woon na fi coow lu bëree bëri ndax entreprise bi ñu ko jox ab tubaab la nasaraan la te Sénégal moom loolu dañ ko baaxoo heure bu ñu defee appel d'offre nasaraan yi ñoo koy gagné te am na ay nit ñu ñuul ñu ko fi mën loolu juróom fa coow ca jamono bu ñu koy fàttaleku 50 000 lampadaires ñu jox ko ab tubaab muy 87 du moins 57 milliards ci sunu koppar ñun di 87 millions d'euros ci kopparu France absolument léegi nag projet bi di daw parce que 36 mois lañ ko waroon def 36 mois muy am ay retard sax muy ñetti at oui n'est-ce pas ñetti at lañ ko waroon def effectivement 2020 bi la waroon a pare léegi nag am na tardement bu njëkk ba première phase oui amoon na tardement bañ ko lancé Dakar lañ ko waroon a lancé avec 1835 lampadaires yi ñu waroon a def biir commune de Dakar ci département Dakar département Guédiawaye ak bu Pikine mais dañoo dem ba ci digg bi projet bi taxaw parce que waroon na amaat yeneen 2500 lampes yu waroon a ñëwaat yu jëm Thiès Saint-Louis ba muy 14 régions yëpp jeex boole ci les principales cités religieuses dont Touba Touba mu ngi ci am 2000 lampadaires la ci waroon a am ñu dooroon ko ci 2020 bi depuis janvier ba mars n'est-ce pas mais bi ñu ñëwee ba mars nag far kii bi dugg ci li mu tuddee mbas mi Covid 19 dugg si moom moo yéexal moom moo freiné liggéey bi pas yéexal mais moom moo freiné liggéey bi absolument parce que couvre-feu bi moo taxoon ñoom bu ñuy liggéey duñ mën a liggéey yenn heures yi te yenn heures yi dafa tombé woon mu bokk ci couvre-feu bi loolu moo indi woon jafe-jafe ci liggéey boobule ci yenn communes yi mais bi mbas bi ñu demee bañ libéraliser waat lépp bañ bàyyiwaat lépp si lañ tàmbaliwaat ñoom seen liggéey bi voilà absolument léegi nag projet bi mu ngi continuer ci biir Touba nee naa la ñaari junney lampadaire lañ fi war a def mais ci ci bërëb yañ ko war a def nag kii defoon nañ étude de faisabilité bi ba def repérage maanaam ci yan artère lañ ko war a def yan gox lañ fa war a def lañ ko war a def ci yan tali lañ ko war a def ak yan koñ lañ ko war a def loolu defoon nañ ko ca commencement lancement kii ba projet bi waaw mais buñ ñëw ba tey nag ci bañ samp commencé samp poto yi ñuy bëgg a jël nag loola ndeyale ko wala ñu koy bàyyeele keneen koo xam ne yoonam nekk ci moom waaw xam nga mooy bénéficiaire bi nag voilà xam nga Ablaye lampe comme li nga wax noonu 50 000 lampadaires solaires la Fond Roche entreprise boobu tubaab yooyu ñoom ñoo gagné woon loolu parce que aussi appel d'offre yooyu léeg-léeg ab sénégalais mën na cee bokk waaye du am kàttanu mën ko gérer donc moo tax tubaab boobu gagné woon ko ànd ci ak état bu Sénégal agence nationale de l'électrification rurale ANER waaw voilà léegi ñoom ñoo gérer loolu léegi nag ci région bu Diourbel yëpp am nañ ci Bambey am na ci Diourbel installé nañ bu yàgg ba lamp yaa ngay tàkk boo rombee sax da nga ko gis boo jaaree biir Diourbel da nga ko gis Mbàkke fii may wax ak yow nii ñi ngi teg lamp yi ci strade yi leen war a accueillir ñu ngi ciy teg lamp yi présentement nii may wax ak yow nii romb naa oto bi muy teg lamp yi ci strade yi ñi ngi defaraat sax strade yi nga xam ne dafa yàqu tout à fait est-ce que tu as vu léegi nag su loolu amee Touba aussi am ci comme ni ci yeneen communes yi amee ñu jékki-jékki dégg ay nit naan mairie bi lijjanti na ki di féliciter mairie bi ñoom it ñu bu ko def benn genre propagande jàpp ne ñoom ñoo ko fa def bëgg a induire population bi en erreur dañuy rétablir la vérité comme toujours lamp yooyu mairie Touba defu ko fi état bu Sénégal moom moo ko def ci benn projet boo xam ne 50 000 lampadaires solaires ñu am ci seen cër ni ko yeneen communes yi amee comme Mbacké c'est extrême c'est de très mauvaise foi xam nga aussi il faut pas que damay saluer vraiment kiiwu maire Mbacké parce que maire Mbacké man moo ma njëkk a wax ne ma
projet 50 000 lampadaires solaires yi. am nañ ci ñun suñu wàll. ba remercier sax état bu Sénégal. loolu mooy nit ku nekk de bonne foi. mooy état defal la dara nga nangu ne lii état bi moo ko def. ma nangu ko comme mooy loolu la mairie Mbacké def parce que mairie Mbacké waxuñ ne ñoom ñoo fi andi affaire bi dañ ne état bee ko fi def jox ñu ko ñu war ko installer. ba pare remercier état mais yow nga toog ni mukk di taal say lampadaire di wër di inaugurer ànd ak ay nit ñu lay defal ay propagande ñu naan mairie bee ko fi def alors que tu n'as rien fait kooku également ñun buñ ko gisee dañu koy rétablir ba nit ñi xam ne c'est pas ñoom bu nekkoon ñoom aussi vraiment dañ koy rafetlu. dañ koy rafetlu parce que ñoom am na lu ñu fi mais. man fàttalikuwuma ci lu fi mairie Mbacké mairie Touba def ci ay lamp yoo xam ne jéggi na dayo ba nit ñi war ko mën a kii man fàttalikuwuma ko parce que lamp yu jaune yi nga gis ñu jógee yaañ ka jëm booru jumaa ja sëñ Sidi Makhtar moo ko defoon pour un coût de 600 millions. tout à fait. loolu bu ci yii ñëwee toftalu. ñu bëgg a def récupération boobu du sotti. dañ leen koy wax aussi population ba nekkoon fële ca corniche su Baye Laat ba it. loolu fer blanc yi. loolu Alaaji Baara moo ko fi. waaw jëmoon Aliou loolu Alaaji Baara moo ko fi def. non pas Aliou mooy corniche suñu ala kii. yooyu yëpp du ñoom. waa Afrique du Sud ñoo ko. voilà yooyu yëpp du ñoom man ci dégg na ci lu ma fàttaliku man. ñoom loo xam ne seen fonds propre la. mën na am nag su amee ñoom peut-être bu la neexee sax mën nañu lancer message waxuñu ko mais sur fonds propre ñoom ay lampes yu ñu fi def nii comme di ay lampadaires publics nii moderne de grande envergure man mosuma ko gis. waaw pour fàttali mbokk yi ne rek. El Hadj Ndiaye dafa waroon a dugg. pour leeral indi leeral ci ñaar kaa yi sonn mu bañ a jël. voilà loolu aussi da nga koy wax mu leer. xaw ma daa bañ a jël xaw ma daal. mais kuy sonné depuis 1 heure de temps jëloo. ça veut dire que mën naa nekk ci ay yitte wala mu nekk ci ay jafe-jafe ndax neewoon na ma dafay génn mais comme téléphone la boo nekkoon fii ba diggante arjana même bu génnee war na mën a lancer message. waaw loolu la. xamal ne dafa wala mu wóoy la ne la finalement dootuma mën a dugg. c'est loolu mooy respect. effectivement waaw ça il faut. loolu la mais pour leeral mbokk yi nag li ñuy wax ni waxuñ ko si suñu teeyu bakkan jëloon nañ kenn ci ñoom koo xam ne mënoon na cee mën a wax indi ci ay leeral bu fekkente ne li ñuy wax du dëgg mu indi gën ca indi leeral parce que yittey émission bi loolu la leeral gën a gas mu xóot. gën a yaatal ci mbokk auditeurs yi nga xam ne ñun ñuy déglu rawatina askan wi yeewoo fii ci Touba ci ay projets yoo xam ne ñoom ñooy bénéficiaires yi ñu bañ cee dugal propagande comme ni nga ko waxee bañ cee dugal folklore bañ cee dugal yenn yi daal. yoo xam ne jaru ko. waaw loo war a def te def ko gis nga Ablaye liggéeyal sëñ Touba moo ko séentu weer ñoo yem. jarul buuxante ak di def ay kii. soo ci defee loo war a def rek nit ñi dinañ ko xam. soo ci deful loo war a def aussi di revendiquer ko. naan maa def nangam bu ko nit ñi xamee danañ la wax ne defoo ko. désormais nag ñun loolu lañ fi nekkee. justement c'est ça. waaw leeral loolu kese la. waaw propagande moom duñ ne jeex na waaye ku koy def nag ñu bàyyi xel. waaw voilà. lu fi nit def loo xam ne demewul noonu. dañ taxaw fii nii la demee. parce que il faut tollatuñ foo xam ne. dañuy berner les talibés. tollatuñ foofu. dépassé nañ cette situation là. monde bi dafa évoluer il faut que li spirale de silence bi dem fële. que les gens puissent tegu ci yoonu njub ak dëgg. yoonu njub ak dëgg bu amee rek jàmm am. tout à fait te loolu la sëñ Tuubaa woote ah. boo demee si Masaalikul Jinaan loolu la éveil des consciences dafa ne nit dara du ko xettali lu dul ak njub. même boo faatoo ak njub moo lay xettali kon nañ sax ci ak njub buñ ci saxee rek am jàmm. wallaay loolu la. wallaay kon loolu la loolu nag yemale wuñ ko rek ci mairie beeg ñoom seen dañ ko yemale ci képp. koo xam ne yaa ngi fi indi projet wala yaa ngi fi ñëw pour nax wala nga lëre si sa coobare bopp wala sa intérêt bopp. même si c'est des privés voilà même si c'est des privés. donc dootuñ bàyyeeti wala ñuy nangootee ay nit jógee ko ca biti wala nekk ci biir di dunde ñaq wala xelu doomu aadama yi fi yeew dox si maay nu taal rek comme ni boy di wax maanaam di kuy dunde nelaw jaambur heure bu yeewoo nga fande. waaw dañu ne maanaam kii dunde sa nelaw du bëgg nga yeew du bëgg nga yeew voilà waaw mais bu yeew it nga fande ñun nag dañu leen di yee fi ñu toll nii waaw kenn dootu fi nelaw bu soobee yàlla muy politicien di leneen loolu sax mooy tax ñu mën a dugg ci kaawu Moustapha Cissé Lo bi xam naa li ñu ciy wax du bëri buñ ci ñëwaat pas la xewoon mais conséquences yi la xewoon ci la ñuy ñëw conséquences yi la xewoon mooy demoon nañ ne am na ku porter plainte ci mel ni yaa xam mbay ne woon na day porter plainte il a mis sa menace à exécution dem na porter ji plainte Cissé woo nañ ko première fois demut deuxième fois dem na mais dafa ne
malaanu kiiraay bi nga xam ne moom la ko yoon may. muy malaanu député boobu moo tax du mën a wuy du mën a tontu. waaw léegi foofu dafa am jàngat bu ci jógee élage. waaw loolu am na ci droit en tant que député. dafa am immunité parlementaire mais au-delà de immunité parlementaire bi comme moom jamono yële yëpp ñi ngi ko doon dégg muy dénoncer te heure buy dénoncer day interpeller directement le procureur de la République ne na ma woo. man su ma doon moom bu ma demee du ma xaar ñuy dindi sama mbalaanu kër laay. comme na Barthélémy Dias defoon laay def damay. wala Bougazeli waaw ak Bougazeli damay dindilu dama koy dindilu. ba pare dama koy dindilu. day démissionné wala ma rendre le tablier. voilà bu ma rendre le tablier ca la xeex maanaam guerre day saf ma jàll ca laay gën a mën a xeexe. ma nekk simple citoyen mettre son bopp à la disposition de la justice. lépp lu ma bëgg a dénoncer. ak lépp loo xam ne ay déballage la wala ay yu ma yoroon la yoo xam ne comme ni mu koy wax yoo xam ne mën naa tas am réew. ma teg ko sur la table du procureur affaire drogue yi mu doon wax ak ponkal yi yor drogue yi di ko kii ak. yi tabax bu koy boo fi gis. voilà yooyu yëpp mu teg ko sur la table. mu leer procureur woo. voilà mais Ablaye gis nga kay. malheureusement ku la ci naan na ma procureur woo bés bu demee tribunal rek daanaka day changer d'avis. wallaay gis nga li ñuy wax ma gis nga am na góor gu ma doon wax naan alaaji mu ne ma kaso ak bàmmeel la yem. bul def lu ci gaaw a yóbbu. ñun bul def loo ci gaaw parce que ñi la fay yóbbu du ñu dugg ci biti la ñu nekk. ci biti la ñu nekk te buñ la fay dugalee ba pare. fàtte nañ la ña nga bu dee kaso ña nga toog seen kër di naan ataaya bu dee bàmmeel ñu dellu seen kër dellu ci seen yite. mu ne donc kon bul def lu la fay gaaw a yóbbu ci loolu suñu coobaree borom. moo tax nekk ci di def ay déclaration ci ay rajo di wax di interpeller ay procureur te bu la procureur wooyee boo ñëwee doo kii loolu aussi c'est pas responsable man su ma doon moom ak fi mu toll ak li nit ñi doon séntu ci moom du xaar ay immunité parlementaire il va répondre de li ñu koy woowee mu wax ca la mu xam su amee ay déballage yu muy def mu def ko suñu ko ciy topp ñu topp ko ci su amee leneen loo xam ne intéressé na état bi pour mu topp ay nit wala procureur si wàllu boppam pour mu topp ay nit il sera obligé de les poursuivre. opportunité poursuivre nag kooku moom. procureur moo ko moom. te bu ko ne te it li ñi di fàtte mooy procureur bu ko neexee mu bañ a toppee. waaw ndax du force. parce que loolu loi moo ko may. maanaam tey jii mënoon naa topp ni mu ne maa bañ du mu topp diw. jaru ko te kenn mënu ci dara. waaw jaru ko donc loolu aussi. mooy opportunité de poursuite l'opportunité de poursuite revient exclusivement. moom rek moo mën a xam ndax yeeyoo na topp wala yeeyoo. voilà bu ko neexee mu ne du ma topp diw. tout à fait comme ni ko woykat bi di waxee. tout à fait voilà c'est ça mais nag moom dafa waroon a kii quand même. waaw lu ma fàtte woon ci lampadaire yi rek mooy. 10 ans mooy garantie bi. 10 ans. waaw lamp yi durée de vie bi après dañ koy renouveler quoi. non garantie kii bi projet bi. entreprise bi gagné projet bi. moom 6 ans la ko garantie. maanaam bu yàqoo mooy ñoo defar. ci diggante 10 ans. mais yàqu boobu xanaa bokk ci oto yi di mbëkk ak yooyu moom xam naa mairie bee koy gérer xanaa. waaw mais en tout cas 6 ans de garantie. maanaam yàqu sur le plan technique. waaw sur le plan technique. waaw bu xam naa ne nag lamp yi moom yàqu gi moom. mais durée de vie lamp oto yi lay doon moom. mais durée de vie lamp yi moom. 10 ans la. 10 ans la moom bu motee fukki at moom dootu tàkk. waaw il faut ñu indiwaat yu bees. ñu wutiwaat yeneen lamp. waaw yeneen 87 milliards moom bakkan bi moom. waaw mais baax na parce que la ngay parce que la ngay gagné ci courant. ci 10 ans yooyu. enveloppe jëndaat na ay lamp yu mel noonu. tout à fait loolu laa fàtte woon a loolu mooy ci solo yi projet boobu la 10 ans moom mooy durée de vie wu lamp yi waaye 6 ans mooy garantie wu kii boobu. entreprise bi nga xam ne bu yàqoo ci diggante bi moom mooy ñëw defaraat ko. donc ci wàllu politique bi loolu nga wax noonu. presque mën naa wax awma lu ma ci teg ndax mooy la vérité absolue. politiciens yi nañ bàyyi di nax nit ñi daal. xam nga c'est la montagne qui a accouché d'une souris. absolument waaw coow li moo gën a bëri daal ba jëf jotee. ñuy séntu mu jëf. mu ne furaas jamono ñu toll nii. parce que yow boo demee bay tuumaal ay nit di tuumaal nguur lu yem ni nguur. parce que bokkoon nga ci di lekk ak ñoom ci benn ndab li dem ba ci jëmmi jamono. xëy na ci mburaake bi dem benn instant. waaw benn instant xam naa sa kanam jeex nga bugg a raas kanamu jaamu ñu ne la déedéet sa bos jeex na waaw ku suur jóg ku jeexal jóg ku gedd bàyyi loolu noonu la ñuy lekkee ci nguur gi yow sa kanam jeex wala nga gedd jóg. léegi damay giro voilà loolu du ñaaw du am ngor daal loolu lu ñu jara xoolaat la bu baax a baax a baax. waaw te coow li bëri woon na fi ci jamono jooja ca moom. waaw nañ ma woo je pense précisément que dinañ ci am benn fil d'actualité boo xam ne vraiment dañ ci profité régler ay problème. waaw mais gis nga ko mais ba ma déggee ne xëcc nañ mbaalaanu kër laay ba laa ne. gaa yi tefesu nañ. dara du sotti nañ bàyyi yooyu nag. voilà waaw nañ bàyyi yooyu nañ ko bàyyi daal waaw. waaw boo waxee moom demal rek moom tas yaakaar la bu baax a baax ndax amoon nañ yaakaar ne moom lu bëri dina leer.
waaw ci ndax takar naa si woon na ci na ma procureur woo bu dul jeex procureur woo la nga lànk ba pare comme mënoo ñàkk a dem nga dem naan sama malaayu kiiraay donc te bëri na ñoo xam ne ba ñu ngi wax musiba di def musiba di def ay tuuxi doona seen malaanu kiiraay booboo tax ñu koy def ndax xam nañ ne xëy na dina leen yiir ci yenn côté yi waaw su fekkee ñi ngi ko seqal duñu ay saay-saay dëgg waaw mais boo defee flagrant waaw flagrant délit effectivement mooy ñu jàppale loxo ci poos wala loxo ci saak loolu moom lay jeex na comme ni ñu def Bougazelli kooku moom il n'avait pas le choix waaw kooku moom loxo ci poos lañ ko jàppoon moo tax mais bokk dag yi nga xam ne nag mbirum politique rek la mbirum politique la dëgg foo ñu def ay investigation waaw foo ñu def ay investigation pour mën a xam yenn yi waaw donc loolu lañ mënoon a wax ci cas boobu cas Moustapha Cissé Lo bi di xaar en attendant li développement yi dernier développement yi bu ñëwee lu ñu ci mën a xam rek bu ñu ñëwee wax leen ko beneen bi ñuy jeexale ci liñ jot a des ci waxtu sax bëriwul juróom-ñetti minutes moo ñu dese muy insécurité insécurité à Touba problème vraiment récurrent alaaji Touba du ma ne doy na waar daal waaw ndax tur wi moom dëppoowu dëgg vraiment dëkkin bi daal ak dëkkuwaay bi waaw doy na waar parce que drogue vente de drogue bëri na fii banditisme grand et petit mooy le grand banditisme ak petit banditisme mu ngi ci faux médicaments faux médicaments circulation des faux médicaments mu ngi fi circulation des armes illégales circulation de véhicules frauduleux yooyu bëri na maanaam lépp loo xam ne dañ koy tere dans une société nga xam ne du leen jëmale kanam dans une bonne république boo ñëwee Touba da nga koy fekk. mais loolu bu ñuy wax spécificité Touba ay Touba dëkk bu spécial la wax dëgg fa yàlla spécialité boobu moom waru ci woon a bokk daal ndax bokkul ci gis-gisu sëñ bi. justement xam nga sëñ Touba bi muy construire cette cité là dafa bëggoon mu nekk benn cité boo xam ne bu paisible lay doon. bu ñuy jaamu yàlla boo xam ne dañ fiy jaamu yàlla ay nit yu jub. nga xam ne bu fi sa puso woddee sax boo ñëwee da nga ko fay fekkaat. man Arabie Saoudite fàtte naa suma saaku ordinateur ak suma bagage yëpp ci bitiku benn naar. dem ba ñibbi sama kër sama xel dem ci may daw di xëxët ba egsi bi ma ñëwee naar bi ñemewu ko sax laal daf ma koo joxoñ ne ma nga nee. fa mu tegee kenn laalu ko ma jëlaat suma saak donc xam nga loolu mënu ma ko am fii. loolu maanute la. waaw loolu mais déedéet dafa am luñ ca gàll tamit. mooy maanute bi rek. waaw mooy maanute bi te yar nañ leen ca tamit. te pourtant nag loolu la ñu sëñ Touba bëggaloon. boo xoolee. pas bëggaloon moom la ñu bëggal waaw moom la ñu bëggal parce que boo xoolee tasawudu si xaar ni ngay nekke ndaw ba ni ngay màgge fi nga war a jaar ak ni ñu la war a tàggatee. ba ni nga war a ak jikko yi nga war a am nga dem ci yeneen xasaayit comme naax jóg yooyu. jikko yu rafet yi nga war a am yooyu yëpp sëñ Touba tënk na ko. boo ko mënul lire en arabe mën nga ko lire en français. nga jàng ci xame ci. donc sëñ Touba doxut ci ay caaxaan doxluwu ci ku ciy dox ça n'engage que ta propre personne. ñi koy def aussi. ñoom la engagé te bu ëllëgee dañu ko layoog borom dëkk bi. dëkk mënul am sécurité tant que drogue mi ngi circuler. dëkk mënul am sécurité su fekkee boo duggee oto léegi oto bi si boppam doo ko mën identifier xam kan moo ko moom déclaré wuñ ko douane. amul numéro oto bi fu ko neex dem bu ko neexoon dem léegi changé kiyam dem fële mënoo nekk ci dëkk bu am sécurité te ñu lay boo soxlaa garab bu baax doo ko fa mën a am. dañuy waxante dëgg Ablaye. li am jaaduwul te loolu nag man néew ma kese c'est les autorités religieuses ñoom ñoo kii non c'est man presque état bu Sénégal laay gën a incriminer xam la moo tax ma leen. loolu kay yoonu kilifa yi nekk ci nag. xam la moo tax ma leen di incriminer. mais Covid 19 bi ñu bëggee nit ñi toog ñu tëj autoroute à péage bi kenn demut kenn dikkul. kan moo ci mënoon dara. kenn. amul kan moo fi amoon maqaamay génn jaar fii te demoo préfecture yi jox la kayit. wax ma ko. donc xam nga kon état lu mu bëgg a dindi mën na ko dindi. man dama jàpp ne état bi ñoom ñoo préféré. waaw bàyyi Touba mu mel nii. donc c'est à leur corps. non c'est pas à leur corps défendant c'est presque à leur détriment. parce que xam naa dañu ne bon ñii nañ leen bàyyi ñu mel nii. man nag jàpp naa ne. un état responsable ne deve pas agir comme ça. tout à fait parce que mais nit soo ko bëggee da ngay ñëw jàppale ko pour mu am sa sécurité nga ne ko sécurité bi lii mooy conditions yi. voilà les conditions de pour une ville am sécurité lii la mais mënoo di prétendre à sécurité di xas police di xas gendarmerie di xas commissaire yi di leen attaquer di leen wax lu nekk
alors que yow les conditions yi ñu la war a mën a sécuriser mën a ko teg sur place. waaw mais là. te c'est Abdoulaye bi muy ñëw di teg les conditions de sécurité il a reçu pas mal de critiques mais bu ko defaloon tey jii est-ce que tey du nekk ci benn jungle par exemple brigade spéciale bu ko sëñ Abdoulaye andiwuloon ba sonné le déclic kon tey presque ci benn jungle la ñu nekk. moom moo tax man ma jàpp ne. c'est l'État qui est responsable de cette situation. et que elle gagnerait. à discuter avec les autres parce que c'est pas parce que tu es dans un titre foncier qui est inaliénable, inattaquable, mais tu es toujours dans une république. République boobu nga nekk nag dafa am ay lois et règlements. Tout à fait dañ ci war a conformer wu. un point c'est tout. loolu la El Hadj boo ko defee rek jàmmam. wallaay xam nga nag la première personne garante de sa sécurité mooy nit ki ci boppam. nit moom mooy premier garant wu sécurité donc askan wi yeewoo fii ñoom ñooy njëkk ci li leen di war a aar yiir leen. ñu fegu ci ñoom la ñeel loolu moom dafay leer ba pare état bi dafay ñëw en appoint ñëw jàppale la ci loo mënut yow ci sa bopp waaye la nga mën ci sa bopp mooy fegu loolu état mënu la ko defal yow yaa koy defal sa bopp te loolu bu ma ko waxee moom mooy njaayum drogue nit a koy def état du ko def nit mooy jaay drogue ndax bëgg koppar ndax bëgg alal comme jiital la nga fàtte li war dem nekk ci li warul parce que vente de drogue vente illicite la su ñu nee vente illicite moom mooy loo xam ne waruñ koo jaay waruñ koo consommer waruñ laa fekk ak moom muy détention usage et vente. Donc produit boobu ñett yëpp dañ ko ci tere détention usage et vente waroo koo jaay waruñ la koo fekkee. waroo koo tux waroo ko jëfandikoo. muy consommation bi bu dee wàllu agression ba grand banditisme bi certes koom gaa ngi fi ndax dëkkub koom la. waaye nag ñi koy def mooy ñi nga xam ne ay feeñaang lañ nanguwuñ liggéey. xeeb seen wërsëg booy dem di sàkk si wërsëgu jàmbur comme ñi ko ñoom Amet di waxee chaque suba loolu ci nit lay nekk loolu it wax dëgg fa yàlla état bi mënu cee fekk waaye mën na ñëw en appoint ci loolu. bu dee faux médicaments yi ay nit a ko fi indi. waaw day am nag complicité. ak l'état peut-être ak wala ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy les forces de sécurité waroon a def seen liggéey ba loolu du fi mën a dugg. benn camion bi ñu fi jotoon a jàpp te mu waroon nekkoon ñu koy lim ci ay milliards et milliards faux médicaments fu mujjewul fenn. mujjewul fenn état bi xumbal na fii def na ñii jàpp nañ ñii coow nañ ko fépp waaye ca cëppaandaw ga biñ leen jàppee ba war leen a atte bañ leen atte it mooy noonu France. kenn moo ci tëdd keneen ka daw na lañ wax. voilà donc te ñi tax affaire bi jóg yëpp kenn ba léegi kenn xamu leen et pourtant ñu ngi ci tudd ay kilifa. ñu ngi fi tudd ay kilifa effectivement donc yu mel noonu à chaque fois ay kilifa lañ ci tudd te ba bi ci mujj bi waa BRS jàpp barki dem ñu ay kilifa lañ fi tudd nañ ko waxante nag. muy 11 kilos yamba bi jàpp barki dem Daaru Karim ci kër kilifa lañ ko jëlee. ka ko doon jaay foofu la dëkk kon y a une certaine complicité. bu état bi buñ mënee joxoñ état bi ci wàllu complicité war a mën a joxoñ ñi kilifa yi fi nekk ci ñenn ñi ñuy yiir di aar di nëbb ñenn ñi ci wàllu complicité ñoom tamit. kon it loolu état bi mënu ci dara beneen bi moom mooy la circulation illégale des armes à feu. parce que démb lañ fi jàpp benn pas boo xam ne au delà li ñu xamee woon Touba moom mooy defar ay fetelu artisanal des fusils artisanal mais kii arsenal bi ñu fekk ci moom. kooku moom am na ponkal yu nekk ci ginnaaw am na ponkal yu nekk ci ginnaaw parce que ay PA bu ñu koy wax pistolet automatique. dëgg du ko defar. mais je pense que s'ils ont de bons juges d'instruction mën nañ def benn instruction. waaw mais du mujj fenn ils peuvent. El Hadj dinañ xam lépp waaye da du mujj fenn loolu may wax ji. état moom dara teewu ko. loolu nag tant que mais nag insécurité moom du fi nekk. voilà ndax grand banditisme bi fi am ko jëlee fenn parce que fii bul fàtte ni fii li fi stationné ci ay forces de sécurité bu weesoo dëkk yi am ay camp militaire. amul feneen def nañ lépp pour kaaraange am fi. escadron am na fi ay brigade de gendarmerie am na fi ay poste de police am na fi commissariat central. waaw am na fi poste wallahi mais. te ils sont toujours sur le terrain ñu ngi liggéey. Kaolack li muy rëy. moom lañ doon wax ca jëmmi jamono mooy deuxième vie. deux postes de police la am. commissariat la am central ak benn poste de police bu nekk Ndorong. commissariat Ndorong. amul beneen te Kaolack bi dëkk bu rëy la comme fii. waaw ak kii ak peut-être ñoom xëy na am nañ ay légion ay camps militaires ak yooyu peut-être. waaw ay compagnie de gendarmerie yooyu mais loolu c'est sur le plan sécurité. territorial. Territorial voilà absolument. mais local fii nii escadron bi
sécurité locale lay gérer. mais bien que territorialité la am sax. waaw ñoom heure bu amee maintien de l'ordre danañu mën a réagir fii. tout à fait parfois nag danañu génn. loolu aussi parce que escadron moom c'est toujours au niveau national. au niveau national territorial quoi mais nag su problème amoon fii priorité bi ils seront les premiers à agir. Touba ndax manque d'insécurité bi fi amoon manque de sécurité bi fi amoon moo taxoon ñu doon jooy loolu ba état bi xalaat ne bu ñu fi defee ab escadron effectif bi 150 personnes la ñu waxoon mais xam nga en matière de sécurité lañ lay wax ak li am du doon benn mën nañ la ne 150 la fekk 1000 personnes fi nekk donc yooyu la mais nañ xam ne dëkk bi état bi li mu fi war a def na ko fii laa bëgg a wax escadron des postes de gendarmerie des brigades de gendarmerie des postes de police ak des kii police centrale am na fi jël nañ motuwaay pour fegu mais leen li ci des ci nit ñi la waaw nit ñi nag complicité bi ci am moom moo ci war parce que renseignement nit ci nit la war a nekk la war a jóge ci population la war a njëkk a jóge waaw nit ñi mooy gis lu jaaduwul gis ne lii doxut naka su dul noonu nga woo police waaw Ablaye sa journal jot na décroché kon kii ko koy weesu na sax maanaam voilà ma nga kon ñu inshallah bu beneen yoon inshallah samedi bii di ñëw nag du am ndax après julli lay doon waaw moo tax waaw ñu ndokkeel ñëpp vraiment may nuyu bu baax sëñ Bara Doli Mbacké vraiment ancien député di suñu papa également ñu koy ziar bu baax di ko ñaanal yàlla di faral di déglu émission bi jërëjëf aca Bachir mangok fenk lu no ñu nag de mooy coupé micro non coupé woo ko bas kay bas tey moom c'est la catastrophe tey moom c'est la catastrophe quoi léegi xoolal premier kii tergiversation yi ñu doon def yooyu da nga koy nettoyer ngay commencer fi nga xam ne baax na quoi mooy fi mu commencé joxe kii yooyu après da nga koy da ngay enregistré nag ba pare Ablaye enregistré parce que balaa émission bee naaw enregistré sa technicien bi mën wala ko mu de waaw enregistré ba pare suuf fenn mais boo enregistré yow après ñu coupé na léegi enregistré la yi nga xam ne ay kii quoi waaw tergiversation bi fii la day feeñ ci biir waaw da nga koy kii rek da ngay ci génne mais noonu la après da ngay comprendre peut-être yow taal bi message bi booy bi fi nekkoon tey moom moo fi nekk mooy waroon a gérer mooy bàcc waaw wala Abdou ñoom milité mais kii sa premier mais ñoom dañ koy expliquer nag yu mel nii pourtant jëloon nañ devant yëpp mais xam nga léeg-léeg moom affaire bi day toll situation boo xam ne ñii dañuy kii waaw Papa li ñuy wax ñu ngi jël rajo bi daa noppi effectivement ndax jëluñ Dakar xaaral waaw xaaral tëj nañ micro yi de wala waa xaaral nga ne yéen ci ay comportement yu ndaw ni ki noonu itam tabaski bi nga xamante ni ñu nga dem te moo ne day propagation virus bi noonu la gaawee ay kàddu itam dinañ ko déglu ci biir xibaar yi ci jamono jooju jëwriñ ji gàlloo wér gu yaram gi moom ngi sàkku ci képp ki biir ci askan wi ku ne fu nga nekk nga tabaskee fa buñ sukkandikoo ci njiital sud sas mu ne lu yenu maanaa la te loolu itam da koy rafetlu waaye si jamono jooju askan wi ñoom nee na xel xalaatul rek ñu toog Ndakaaru ba ñu wutali seeni gox di ngeen dégg reportage yi si biir xibaar lay doon buñ ci paree toog def toftat ci xibaar yi bi ci réewu Abdoulaye Sow da baax ci kaddu gi Chérif Diallo ci sottis di ko kay gi jërë ngeen jëf ni leen ko waxee woon ci bopp xibaar ngir xeex wopp bii di coronavirus foog ñu amal yeneen tëralin yu gën a taxaw su ko defee wopp boobu dina fi jugee du samay kàddu médiateur de la république moo ni waxee Alioune Badara Cissé mu ngi ñaax itam askan wi ci rek ñu respecté mesures yi nga xamante ni muy mesure barrières yi ngir rek Covid 19 fi mun fee jugee ñu teew lay kàddoom. dellu nañu ci njëlbeen nga ci situation boo xam ne pour rattraper ko ba delloo ko fu ñuy amoon yaakaar ni fa la waroon toll ci wax beneen liggéey lay gën a laaj kon nag nit ñi nañu farlu di takk masque di raxas seeni loxo di ci def gel gàttal seen tànk
ñëpp am jàmm bi ñu defee couvre-feu bi naam metti woon na mais jàpp naa ni Sénégal noonu na fi nangami oto yi doon daw guddi à tout moment wàññeeku na jigéen ñi dañ ma jéggal mais seen ndawteel yi ngént yi toog daje bi mais ñoom noppalu ñu sax si loolu parce que c'était difficile xale yi nekk ci mbedd mi sama classe bi nekk tout le temps suba ngoon guddi bëccëg 23 heures ñu tëdd boofu jàpp forme bi ils sont tous costauds ils sont sortis de cette période de récupération tous revigorés et ils ont compris que dëkk dañ koy construire ci discipline dëkk dañ koy construire ci jamono boo xam ni guddi gi ñuy raxas mbedd yi ñu ngi ci mbedd yi ñuy nettoyer ñu ngi nettoyer ñu ci des na ngay toog ñu ngay noppal maintenant il faut ñu boole ci les autorités religieuses et les chefs traditionnels ndax ñoom kenn ëpp leen baat ci dëkk bi ñu ñëw wax ak ñun jox ñu ndigal def ñu ay tere maase ci avec les autorités de l'État ñu mën a tabaxaat suñu dëkk teg ko ci yoon. bu nekkoon médiateur de la République doon wax ci wopp Covid-19 bi ak yeneen mesures yu ñu war a gën a jël noonu sax la El Hadj Seydou Mbaye addo moom nag mu ngi alerté askan wi ndax kat nee na boo moyul wopp bi di coronavirus dina gën a lëmbee ci biir Sénégal ndax ñi nga xamante ni ñooy waral yenn ci ay déplacement ni ki tabaski bi ñu jëm ak propagation maanaam wàllante bi nu mu gaawee El Hadj Seydou Mbaye ñu teewlu kay ak Ndeye Dime Ndaw. non ñoom dañoo échoué bu yàgg c'est-à-dire que nit ki bu fekkee ne dafa échoué bu mu ut mun takkal xam nga c'est-à-dire que jamono boobu weesu nañ ko jamono bu ñu doon wax ne nañ nit ñi toog seen kër yi na nit ñi bañ a génn na nit ñi bañ a déplacé jamono boobu weesu nañ ko loolu sëñ jël benn ba la léegi nag dem nañ ba ñoom ñu yëkkati mesure barrière yëpp bàyyi nit ñi di circuler di jaxasoo ñu toogaat ba léegi nit ñi am feet bu mag bu muy feet bu gën a mag si seen religion ñu bëgg leen a empêché ñu feete feet boobu parce que ñàkk fayda lañ doon bàyyi nit ñi di dem di dikk affaire yooyu noonu parce que bii moo gën a ngatt si nit ñi donc nañ bàyyi nit ñi feete seen feet waaw bu ñu leen empêché ñu feete seen feet parce que pour benn justification bis bu noonu la ñuy waxee ba tey ci wopp Covid bi léegi jàppale ni kon ñi tey ji lu tolloog téeméer ak fanweer ñi ko am yees nemmeeku nañ ko téeméer ak ñeent ya nekk ay cas téeméer ak juróom ya nekk ay cas contact ñaar fukk ak juróom nekk ay cas communautaire maanaam muy ñi amee wopp bi te xamuñu fu ñu ko jëlee njiital prévention bi ministre de la santé moo def point bi tey ji docteur Mamadou Ndiaye muy xamle ni lu tolloog juróom-ñaar fukk ak ñett ci ñi amoon boobule wopp wër nañu juróom fukk ak ñett ba tey ñu ngi ci réanimation juróom ñu ñàkk seen bakkan itam lim nañ ko ca si joonu tey ji nag Sénégal am na lu tolloog juróom-ñeenti junni ak